salaamaaleykum sunu mbokku internetu Sénégal 7 tey nag ñi ngi fii ci kër Ibrahima Sall mi nga xamante ni moo yor association détenu wu Sénégal li war a waxtaan bi nag bëri na lool maanaam li nga xamante ni nii mooy li xew fan yee ci camp pénal ak ki fa bëggoon détenu bi fa bëggoon xaru ak yeneen loolu daal mooy nekk sunu biwu waxtaan Ibrahima Sall nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay di rafetlu seen teewaay di xam naa ne waxtaan bi dina am solo trop. Ibrahima jàngoro yu détenu wu Sénégal lan la. waa jàngoro yi foog ñu jël d'abord ne 1960 la Sénégal am indépendance am ba léegi amul benn kaso boo xam ne mën nañu wax ne nguur gi tabax na ko donc loolu première jàngoro la parce que bu doomu aadama yi yokkoo. nit ñi di dem kaso yokku mandat de dépôt yi systématique ngay jàpp ay nit di leen yóbbu kaso kon ñooñu foog nga prévoir ay bërëb yoo leen def te bërëb yooyu tabax kaso def si bokk moo tax ma ne de 1960 ba léegi nguuru Sénégal mës a tabax kaso parce que ñu bëri dañ naan kaso bi nekk jam naajo sébi xotaan yaakaar ne état bi moom moo ko tabax moo tax souvent ma koy leeral di wax ne loolu mbirum Hissène Habré moo ko taxoon jóg mais fii suñu culture dañu yaakaar ne boo tabaxee kaso rek yow yaa fay njëkk a dugg culture boobu la ñu am moo tax nguur gi amaana mu bañ ne du tabax ay kaso loolu benn la ñu xool ne kaso yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk dafa nekk une fortification de l'administration coloniale ñu transformer ko en prison c'est-à-dire ay bërëb la yoo xam ne bi fi colon bi di noot suñuy maam ñoom ñoo ko defoon ay bërëb di fa jant ay dugub li ñuy bay di fa jant seeni fas léegi ñoom bi ñu ñibbee la ñu ne lii nañ ko jël ñu def ko ay kaso si lañ ko jëlee def ko kaso même boo demee Rëbës am na néeg yoo xam ne boo xoolee ni mu bindoo sax nga xam ne ay fas la ñu fa doon jant ak ay dund ak yooyu si lañ ko defee kaso ñuy jàpp ay nit di yóbbu mais ñu def benn jàngat ne chaque at rek maanaam mbiru kaso yi dafay gën a fees bu fekkee ne 10 000 moo fi ne 2020 2021 di nga am 11 000 2022 nga am 12 000 2023 nga am 13 000 maanaam ñu xool ne bés amul parce que loolu yëpp li ko expliqué mooy Sénégal ni ñuy jàppee doomu aadama yi di leen yóbbu kaso daal dafa yomb loolu boo xoolee Europe balaa laa ab juge di place su mandat de dépôt dafay fekk infraction bi jëf bi garaaw comme nga rey nit comme ñu jàppale ak benn quantité yamba comme nga violer nit mu am ay preuves mbir yooyu yëpp foog mu taxaw pour ñu mën la yóbbu prison mais fii dañu constaté ne ay Sénégalais ñi ngi nekk victime de la désinvolture par laquelle autorité judiciaire yi moom lañ leen di yóbboo facilement en prison bu loolu weesoo yaa ngi wax sànq ne ci say wax duñuy jàpp ne fa ñuy dugal nit yi nekkul li nga xamante ne nii kat ay nit war nañ fa dëkk buñ fa nekkee loolu yan jafe-jafe la fa prisonniers yi di mën a am. waa jafe-jafe yi dafay bëri xam nga buñ ne la xam nga kaso déjà àdduna la ñu ne la fanweeri kaso ak juróom-ñaar la ñu am. ñu ne si fanweer ak ñett romb nañu lim bi nga xam ne moom la ñu waroon jël ci ay doomu aadama déjà loolu rek dafa bëri donc foofu surpeuplement dafay taxaw mooy maanaam ci fanweer ak juróom-ñaar yi ñu am ñu ne fanweer ak ñett yi lim bi ñu waroon jël maanaam romb nañu ko boo jëlee misaalu Rëbës ñi ngi ko liggéey 1929 ñu ne capacité moo doon mu jël 600 détenus jamono ji mi ngi nekk ci 2500 détenus xam nga loolu doy na waar. ay feebar dafay am ci kaso yi da ngay gis feebar yi ñuy am mooy détenu yi seen tànk yi day neewi dañuy amee li ñuy wax constipation boobu la mauvaise alimentation bi ñuy lekk moom moo leen di jural loolu nga ñëwaat teg si mbiru longue détention muy téye bi ñuy téye nit ñi lu yàgg si kaso yi te duñ leen àtte boo demee réewu France longue détention lijjanti nañ ko dañ ne foofu bu ñu la téye 3 ans juge bi day lijjanti say mbir mais fii Sénégal juge d'instruction bi mën na la téye fukki at ci kaso bi balaa muy lijjanti sa mbir parce que loi wu Sénégal lijjantiwul la durée de la détention donc loolu moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ko ak mineurs yi nga xam ne dañ leen di dugal ci grande détention ak majeurs yi te place mineur du kaso jigéen ñi nga xam ne dañu won na lor ñu xool ne jigéen dafa vulnérable te jigéen ñi seen lim mi ngi gën di bëri ci kaso yi mais ñi nga xam ne it seen xel dafa naqari joxe naa si ay misaal yu bëree bëri ba am na si koo xam ne bi mu génnee si la ko oto fiir sax mu mujjee ñàkk bakkanam te dof na ci kaso bi fukki at man maa demoon ma gis procureur Bassirou Gueye waxtaan ak moom si la ñu ko bàyyee ñu koy jaal ay mbokkam mais ba mu génnee it ay mbokkam mënuñu ko téye
vraiment si la ko oto fiire mu dee si pont wu Yaraax bi gannaaw bi mu defee fukki at biir prison Rebeuss. donc prison da nga bëgg a wax ni ki feebar am feebaru xel ki nga xam ne dafa am feebar boo xam ne sax c'est transmissible maanaam suqat wala mu nekk beneen feebar ki nga xamante ne bu ñu xale ak mag ça c'est vrai mënuñu bokk parce que déjà fu ñu leen di juger ci tribunal bi sax duy bokk ci maanaam kii huis clos la kee du nekk huis clos jigéen ñi tamit ce qui veut dire que biir prison amul ku nekk sa ni nga mel ñu téewee la noonu ñëpp la ñuy jaxase. non xam nga prison dañu ko tas boo gisee ma ne mineurs yi kaso yi moom moo fees parce que kaso mineurs yi forbe la am mooy xale yi nga xam ne amuñu la ëpp fukki at ak juróom-ñett ñooñu lañuy wax mineur ñooñu am nañu kaso bu ñu leen tabaxal benn la fi Sénégal muy kaso bi nga xam ne moom moo nekk forbe mais léeg-léeg kaso yi dafay fees ba dañ leen di yóbbu ci yeneen kaso yi wala ñenn ñi par faute de papier parce que boo ne mineur nga dafay am ay papier yu koy justifier bu ñu leen yóbboo nag kaso ba si biir si la seen i mbokk di ñëw di door a indi seen i kayitu juddu ñu xam ne ñii ay mineur lañ woon wala léeg-léeg capacité de kaso yi fees ba du ñu am pexe ñu yóbbu leen man ba may nekk Rebeuss li fa nekkoon ci ay mineur ci Rebeuss ëppoon na fukki mineur ak juróom yoo xam ne ñi ngi woon biir prison Rebeuss ñoo xam ne seen i at 16 ans 17 ans 18 ans la ñu am te ñooñu vraiment seen place nekkul foofu. bu loolu weesoo dañuy wax ci li nga xamante ne nii mooy ni ñuy dundee maanaam lekk bi seeni besoin téléphone leneen ak leneen jënd seeni ay saabu wala et cetera waxoon nañ fi fan yee ñu ne prix yi dafa cher prix yi foofu dafa cher yéen en tant que association boo xam ne day yëngatu ci jàppale ñi nga xamante ni ñooy détenus yi ci seen nekkin yéen fan ngeen tollu ci xeex boobu. waaw xam nga ASRED dafa nekk benn kuréel boo xam ne waroon nga ma laaj sax lan moo tax association bi juddu c'était une bonne question. lan moo tax association bi juddu mais xam nga journalistes yi dañuy faral di laaj ASRED loo leen def ASRED biñ ko taxawalee ba léegi yéen ñii ak presse bi seede nañu ne nit sax amatul fitu def yenn yi ci kaso te waa ASRED yëguñu ko loolu benn la parce que ñun nekkuñu à la solde de personne maanaam du administration pénitentiaire weer day dee ñu dem ci banque bi ñu fay ñu wala nguuru Sénégal amuñu fa benn privilège de fi quiconque que ce soit nguuru Sénégal mësuñu financé mësuñu jox dërëm bu dul nguur sax keneen mësul yéegi xaalisam jox ñu ko ne doxal leen seeni activité loolu benn la ñun si ay cotisation 1000 francs si la ñuy doxale suñu activité te cependant il y a l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté ñu nekk Sénégal fii ñu dénk leen mbiru kaso yi jox leen budget bu doy journalistes yi si ñooñu la ñu war a dem laaj leen yéen lan ngeen def ci kaso yi parce que ab xale doon na jéem a xaru kaso Camp Pénal déggoo leen observatoire wax ay nit dee nañ ci kaso yi déggoo leen ñu wax mauvaise alimentation chaque jour nga ONLP kon lan mooy jëriñam te kuréel googu ñu ngi ko basé biir ministère de la justice est-ce que dina am indépendance pour def liggéeyam librement ça c'est des questions ñun ab association lañ boo xam ne bénévolat rek la ñuy def social la ñuy def bu ñu paree ku si nekk da nga am sa liggéey da ngay dellu si sa liggéey mais chaque jour ñi ngi mëne ay combats yoo xam ne mi ngi dem si sensu vraiment une amélioration des conditions de vie des détenus te ci loolu vraiment sentir nañu ne même bu fekkee ne léeg-léeg ñu dénoncé mais ñi ngi yor suñuy bët di xool gis nañu ne ay jéego def nañu ko te loolu salué nañ ko mais jéego yooyu ñu def yëpp teewul ba léegi nii jafe-jafe yi mi ngi fii nii dañul. duñu dem te duñu wax ci li nga xamante ne ni moom lañ xewal parce que dañuy gis ay vidéo yoo xam ne biir prison lañ koy jëlee génne ko ñi koy génne nag kenn du xam yow foofu lan nga ñu ci mën a leeral parce que bu ñuy nee garde pénitentiaire yi la ñenn ñi dañ naan est-ce que du seen biir ñoom ñooy vidéo daal di koy génne. waaw xam nga règlement prison dafa am décret 362 relative bu 4 mai 2001 relative aux procédures d'exécution et d'aménagement des peines ak ay sanctions pénales décret boobu noonu moom moo encadré loi wu prison administration pénitentiaire ñaari mission la am d'abord la première mission mooy ñu assurer la sécurité bu ñu ne sécurité mooy jox détenu yi pare bu ñu xiifee dañuy fippu kon sécurité du am mooy garder leen bu ñu feebaree ñu faj leen yooyu yëpp ci sécurité lay dugg beneen bi mooy réinsertion sociale def nga dara yóbbu nañ la kaso mais nga génn ñu jubaatle la ak say mbokk jàppale la utal la liggéey administration pénitentiaire nag dafay préparer détenu bi à la réinsertion sociale
bu génnee ñu mel ni Aseret wala ñeneen ñoom ñooy yeggali liggéey boobu noonu ñoom ñoo koy yeggali. waa vidéo yi loolu décret boobu daf ko tere d'abord parce que dafa am benn article 11 bu déclaration universelle des droits de l'homme mi nga xam ne mooy ndeyu charte ak yelleef ci àdduna kuréel yi njëkk a taxaw nga xam ne dañ ko nas Nations Unies ñu ne kuréel gi mooy kuréel gi njëkk a taxaw mooy premier document juridique ci wàllu xeex ak yelleef doomu aadama dafay wax ci article 11 mu ne doomu aadama bu ñu la jàppee tant que tëjuñu la ba dóor ci table ji rek condamnation bi maanaam bu définitivul kenn mënul taxaw ne yow yaa def kon bu fekkee ne question bi da nga def allusion ci vidéo Cheikh Omar Diagne bi nga xam ne gis nañu d'abord muy circuler ci réseaux sociaux yi loolu Asret daf koy dénoncer condamné ko jusqu'à la dernière énergie te bi mu amee it waxtaan nañ ci ak directeur u administration pénitentiaire ak kilifa yu ngànk wàllu yoon parce que lu dul dëgg it kenn du ci ànd Cheikh Omar Diagne tant que jugé wuñu ko ba condamné ko kenn mënul wax ne moom moo def kon foofu violé nañ ay axam ak ay yelleefam te bu dee agent pénitentiaire bi nga xam ne moom moo ko def ci information yi ñu am forcément suivant le règlement des établissements pénitentiaires parce que daf ko violé parce que amul benn garde bu am sañ-sañu jël sa portable mu neex la ngay caméra détenu bu ñu demee foofu sax léeg-léeg ñu gis nit koo xam ne dañ naan soi-disant sàcc la ci askan bi lu dool ni gendarmerie une institution bu rëy comme gendarmerie man j'arrive toujours pas à comprendre erreur boobu nan la mënee dal la gendarmerie nationale ñu jàpp nit caméra la vidéo la muy circuler librement lu dool ni gendarmerie ñu dem ba si biir ñu ne vidéo bi di circuler du waa ji nga xam ne moo doon jël moto bi kii vidéo bu yàgg la loolu yëpp dafay violer ak yelleefu doomu aadama te loolu képp koo xam ne def nga ko yoon teg prévoir na ay daan yu méttee métti ci sa kaw parce que nit ki nga xam ne da nga ko jàpp mu sàcc sax ba léegi article 11 boobu dafay tegu maanaam même bu ñu la jàppee nga def article 11 boobu mooy tegu sa kaw c'est-à-dire yow yoon jàpp nañ la yóbbu nañ la tribunal pour tribunal àtte la tribunal moom mooy xool ay preuve ne yow mii liñ lay tuumal yow yaa ko def ñu dóor ci table yi boobaa nag ñun nag dañuy sukk suñuy oom li ñu mën mooy ñaanal la njëkk ak teraanga parce que yoon wane na ay firnde yu wóor ne yow liñ lay topp ni yaa ko def mais tant que article 11 mi ngi taxaw nit ki kenn amul droit vidéo ko kenn amul droit caméra ka garde bi dafay yem rek ci plateau assurer sécurité ak réinsertion sociale te loolu c'est une faute extrêmement grave boo xam ne nii Asret jël na ci ay mesures ak Amnesty bu Sénégal te dans les jours à venir dinañ ci communiquer. d'accord ñu daal di jàll ci li nga xam ne moo di réinsertion sociale bi man nag fi may waxee mooy côté société bi comme prisonnier bi bu xasee ba génn ci prison bi bu fekkee dina am soit ay kii yu ñu koy jàngal ay activités yu ñu koy jàngal mais en dehors est-ce que société bi tamit mënul bokk ci li nga xamante ni moo di réinsertion wu ex détenu bi pour mu gën a facile ndax bët buñ leen di xoolee tamit est-ce que société bi waruñu leen a jàngal ne ki dugg kaso ba génn tamit sunu doom la si ñun la bokk sunu frère la wala sunu sœur la. waaw xam nga volet réinsertion sociale wax naa ko la réinsertion sociale dafa war a nekk d'abord lu permanente la réinsertion sociale doit être permanente te de par cette occasion sax laay remercier nit koo xam ne depuis ñu taxawal Asret ba léegi ñi ngi koy wax Djibril Thiam Baro mu nekk ingénieur des télécommunications ci réew ministère de l'intérieur bu France nekk benn sénégalais boo xam ne moom rek laa seetlu ci 17 millions de sénégalais yi koo xam ne nii wàllu réinsertion ak jàppale Asret daf koy def ñu di ko wax Djibril Thiam Baro mu nekk ci Paris kooku mënuma def émission te remercier wu ma ko parce que Asret dafa wéet ci li muy def Asret dafa tumuranke ci li muy def parce que ñun ñi nga xam ne ñun ñooy xeex sax détenu yi dañuy yëkki ay kàddu yu ñaaw di ko teg si suñu njaboot di ko teg suñu der léeg-léeg sama jabar génne wala sama doom ñu naan kii jëkkëram mooy xeexal prisonnier yi léeg-léeg ñu dajji bu dugg nit nga romb sax nit ki fasal la kanam par xam na ne yow yaay défendre prisonnier yi foofu ma nettali la fa benn histoire bu triste dafa am benn jeune fille boo xam ne fii la dëkk Tëngéej yàlla def mu amoon jëkkër bi mu amee jëkkër digganteem ak jëkkëram vraiment ñu divorcé ñu tas bi ñu tasee mu metti lool ci moom muy wër di jànku di lu ne mu dugg ci yàlla def tamit comme dafa konne woon bëgg borom këram ñu konne di ngoroo di laaxatu di ngoroo ba mu jële ci ëmb
comme dëkku Lebu dafa doy waar te moom wax waa ji tas ba dafa ñaawoon mu rus nit ñi ne daal jëkkër ji moo ko tooñaat mu dem nag def ay jéego doon jéem a yàq ëmb bi yàlla suñu borom def ñu jàpp ko bañ ko jàppee ñu yóbbu ko prison camp pénal mu def ñetti at bi mu génnee mu ñëw fii si salle bi seet si ma ñu waxtaan ñu dimbali ko cotiser dimbali ko jox ko xaalis dimbali ko jàppale ko delloosi ko mu dellu ci ay mbokkam ba mu delloo si ay mbokkam nag ay mbokkam dañ ko beddi bu ñaaw boo xam ne loolu tey bu ma journaliste doon laaj lu la gën a naxari depuis ngay mëne combat bi ba léegi dama lay wax ne loolu mooy li ma gën a touché nga xam ne su ma koy wax sa émotion bëri laa koy waxe dafa dem seen kër mu génne ñëw laaj añ ñu ne ko duñu may añ kuy yàq biir mu ñëwaat guddi gi fekk sëram sotti ndox ci matelas mu tooy xep vraiment mu nekk situation bu metti mu ñëw fii jooy si ne daal man daal comme dont naa si kër gi nekk sama papa dafa dee mais néeg ba de awma matelas dama bëgg nga ñaanal ma matelas ñu ne ko ñun de amuñu moyen te keesu association bi amul xaalis waaye am na ku baax ku ñu xam mooy Jibril Thiam Baro bi ma wax nii moo yónnee woon benn 100,000 francs 100,000 boobu si la ñu ko jëndale woon matelas beneen bi mooy inspecteur Mbaye Sarr muy IRAP bu Dakar muy inspecteur administration pénitentiaire appel boobu sax maa ngi ko lancé woon Walfadjri moom it moo yónnee woon lu toll ci 10 junni ñu jël ko yëkkati lépp jox ko muy inspecteur Mbaye Sarr ak Djibril Thiam Baro bi nga xam ne ingénieur des télécommunications la nekk France ñu yóbbu ko biñ ko yóbboo mu ñëwaat fii diir mu ne ma man daal dama bëgg nga utal ma liggéey daanaka fi ma dem di ko utal liggéey yëpp dafa dëgër ma gis benn colonel bu nekk armée boo xam ne man ancien militaire laa yàgg naa armée man maa doon assistant général bu Madické Seck bon bi ma gisee colonel bi ma ne ko man de dama am sama benn jigéen boo xam ne daal dama bëgg nga jël ko jànq sa kër mu ne ma justement madame dafa soxla bon kaay nga jël ko biñ demee ñu waxtaan yaakaar naa daal entre 35,000 xaw ma 40,000 daal bu dee juumuma moom lañ ko doon fay chaque jour day wàcc 18h lay wàcc dimanche mu moom boppam mu liggéey fa ñetti weer liggéey nag fa amul benn problème dara manqué wul mi ngi def service am mais daal yàlla def mu génne dem ci boutique bi am koo xam ne daf ko xàmmee woon ci kaso bi kooku nag moo wax borom boutique bi ne ko ndaw si lan lay def fii mu ne ko fii lay liggéey mu ne ko ndaw su bon si kii kaso la nekkoon kii dafa rey doomam borom boutique bi wax ko jabaru colonel bi woo ma monsieur Sall allo ma ne ko allo mu ne ma ça va mu ne ma yow lan moo tax nga may indil kuy rey doom ku jóge kaso loolu nekk lu ma metti mu dàq ko si saase mu dàq ko ba tey jii may wax ak yow ndaw soosu mi ngi nekk dans des difficultés yu métti par ñun tamit ab association lañ dañ naan bu Awa Thiam amee 1000 francs joxe bu diwu amee 1000 francs joxe ñun ay borom kër lañ borom njaboot lañ chaque jour la ñu mën rek lañ koy dimbalee mais ba info yi nga xam ne am naa ko nii mi ngi nekk dans des situations extrêmement difficiles loolu dafay wane stigmatisation boo xam ne ñi ngi koy stigmatiser anciens détenus yi xajaluñ leen ci société bi may ñu leen chance parce que société sénégalaise ba ngay dee même boo dul ancien détenu sax ba ngay dee jëf joo mën a def rek bis boo tekkee wala bis boo amee benn taxawaay société bi rek ñu xase la ko boo nekkee nit ku sew ci télé bi ñi ngi génn say mbóot ñi ngi génn say vidéo société sénégalaise moom moo am regard boobu ci nit beneen bi matul 2 semaines dama toog ba 1h du matin benn waay woo ma di jooy yu metti mu ne ma yow yaay Ibrahima Sall ma ne ko waaw mu ne ma maa ngi tëdd kaso Louga juróomi at mi ngi dëkk Pikine bëgguma tudd turam ay mbokkam seen xol di tooy mu ne ma dañ ma libéré may ñu ma dara juróomi at laa tëdd bu mu jeex mbirum càcc lañ ma doon géeñ waaye nag ba ma tëddee kaso bi yar na ma tuub naa maa ngi jàpp maa ngi julli fi mu nekk nii maa ngi defar ay dàll di jaay maa ngi jënd fëgg a jaay mu ne ma police ñoo ñëw fa may jaay doon fa ramasse ñu ramassé ma bañ ma ramassé bu dugal ma ci oto bi rek benn policier xàmmee ma policier bi ne gars yi moo yow kii di malfaiteur bu mag mi ngi xool démbam ñu nangu ay chaînam nangu jaaru xaalisam nangu xaalis bi vraiment troxal ko mu ne ma humiliation ak lu metti lool ñu ma teg mu ne ma maa ngi li may wax maa ngi koy war ci alxuraan mu ne ma maa ngi nii takk bum di waaj a xaru mais dégg bi ma la dégg téléphone nga delloo ma ci yàlla ak ci yonante bi moo tax loolu ma bàyyi ko mais tey troxal nañ ma
si sama kanamu jabar sama kanamu fa ma doon daane loolu day wane ne société sénégalaise du maye chance loolay waral réinsertion bi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ASRED man mi nga xam ne tey ñëpp xam nañ ma ci réew mi génn naa sur le plan national international li ma def si sorti mais ba tey jii damay sentir victime de stigmatisation ba man sax bi ma laata takk sama jabar ji fi nekk nii ma di ko gërëm am na ku ma doon ngorool kër Mbay Fall kooku it ba ma ngoroog moom boobu laay door a génne kaso ma ne dama bëgg a takk soxna ba ma demee ñu waxtaan ma ndaw si ba d'accord mu ne lii laa koy indil si warugar ma nit ma lijjanti ko indi ko yaayam am ku ko wax ne xanaa xamoo ne kii defkatu ñaawteef la kaso la dem kaso yàgg na dem kaso te man fii laa juddoo fii laa màgge man ancien militaire la électronicien de formation mësuma teg sama tànk kaso lu dul benn yoon kooku ne yaayam kii yàgg na tëdd kaso kii reykatu nit la yaay ji ne ndaw si yow lu tax yow waxoo ma ne waa ji kaso la jóge ndaw si nekk man xam naa ko mais yaay kii xam naa ay mbokkam kii nit ku baax la après nag bi mbir moomu toxee sama noppa rek naqari nag samay mbokk sëy boobu noonu la yàqoo donc kon loolu dafay wane ne ñun ancien détenu yi assumé nañ suñu ancien détenu man da assumé naa man kaso bi ma jaar assumé naa ko boo gisee may dem ci télé yi di wax di nangu ay interview mooy dama bëgg à travers man sama image ak ku mel ni Awa Thiam bi nga xam ne moom mooy la vice-présidente de l'ASRED Awa Thiam nga xam ne day yar ay ginaar di jàppale ay jigéen di yëkkati xaalisam di yóbbu campénal buñ ñu gisee ñu xam ne yaakaar warul jeex ñun fa ñu jaar ci kaso metti na tey ñu ngi nii yor nañu njaboot am nañu jabar am nañu doom te loolu yëpp c'était pas évident bu ñu yoxoo ko woon rek découragé si àdduna rek kon tey dañuy delluwaat kaso wala ñu continuer ne société bi rejeté nañu kon képp koo xam ne yaa ngi dund rek war nga mën a am yaakaar te loolu nguur gi defu ci benn jéego réinsertion sociale pour ñu def ko ci kaso yi dafay metti parce que yow kaso boo xam ne li ngay tëdd neexul li ngay lekk neexul condition yu metti lañ la téye mais nit kooku nan nga koy waxee mbiru réinsertion sa ba mu dugg si boppam détenu yi benn xalaat rek la ñu am mooy nan laay def man ba génne kaso bi yooyu sax intéressé wu leen man nan laay def rek ba ñibbi parce que téye bi dafa metti téye bi dafa yàgg da ngay dem ba sa jabar dootul ñëw da ngay dem ba sa yaay dootul ñëw da ngay dem ba say doom du caaginu dañ la bañ mais tey ku jóge Tëngéej am man ba may nekk kaso dama dem ba jamono dama yërëm sama waajur bu jigéen ma ne ko bool daal jaratul ngay ñëw parce que chaque jour mu ne ma day paas ñaar téeméer pour ñëw indil ma añ te bool bi may indil ma di ko lekk rek amaana ñeenti téeméer ak ay pom yeex yooyu dina si dem ma ne ko daal yaay daal kaso bi daal góor lay daal lii nattu la baal naa la ñëw bi depuis loolu ñëwaatul donc ñu bëree bëri dañuy dem ba à la longue seeni mbokk seeni jabar dootuñu mën a sax am xaalis pour di leen indil lekk pour di leen jàppale moo tax man wàllum réinsertion sociale ñun ñi ngi ciy góorgóorlu di jàppale détenu yi si suñuy relation si suñuy xamee utal leen liggéey yu ndaw jàppale leen côté si suñu biir di dimbalante mais loo xam ne état da ko échec ak état bi yor ay milliards loo xam ne administration pénitentiaire lim si réussir bëri na bëriwul du ñun association boo xam ne kenn financé wuñu amuñu compte bancaire amuñu dara du ñun ñoo koy réew ñun suñu rôle mooy défendre ak yelleefu détenu yi bu ñu xewlee bu ñu yëgalee ñu yóbbu suñu saaku ceeb bu ñu leen ko mënee dimbalee ñu dima boo libéré prison ñu delloo la si yàlla jàppale la da nga am problème carte d'identité ñu doxal la carte d'identité sa doom dafa am kayitu juddu ñu démarché la audience foraine ñaanal la ay kayit bu ñu la mënee dugal fenn ñu dugal la fa nga liggéey. ñu daal di jàll ci li nga xam ne moo xew fan yi muy ki nga xamante ne nii moo tenté wu suicidé wu moom lan moo ko metti waaw ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Dianko yaakaar naa ne loolu moo def actualité bi sax moo def actualité bi li ma si réagir bëri na mais dafa nekk benn xale bu nekk biir prison camp pénal fi ñuy wax QHS mooy quartier de haute sécurité biir camp pénal la nekk foofu ñi nga xam ne foofu ñaari ñañ fay jent mooy ñi nga xam ne dañ leen di tuumal mbirum terrorisme moo tax ñu jent leen foofu moo tax ñu tudde que biir camp pénal la ne mu nekkaat kaso ci biir kaso bi ñu koy wax QHS quartier de haute sécurité même bu fekkee répondre aux normes li ñuy niveau 1 niveau 2 et cetera mais ñoom tudd nañ ko quartier de haute sécurité foofu lañ ko yóbbu foofu la détenu bi gën a siiw Sénégal nekk ñu koy wax Baye Modou Fall alias Boy Djiné pour des raisons de sécurité foofu la Amdi Moustapha Bari nekk foofu la ki nga xam ne mooy transfert bi
jaaykatu moto bi nekk Ibrahima Thiam te ñu tuddoon ko ci mbiru drogue boobu piégé woon ko jàpp ko yóbbu ko jàpp si ay innocents yu bëri ñoom foofu lañu nekk. Griding Echo également mu nekk benn Nigérien boo xam ne ci grévistes yi la bokk foofu la nekk moom mi ngi nekk en détention depuis 5 ans Delko Diallo également un mineur foofu la nekk âgé de 18 ans mais également un policier boo xam ne dañ ko raje police daf ko raje bu ñaaw a ñaaw toroxal ko xawi suturab moom doyut foofu la ñoom ñooñu ma lim ñoo doon def li ñuy wax grève de la faim def nañ ko mat na une semaine kenn faalew leen ñun def nañ sol nañ suñu daal dem waxtaan ak ñi yor seeni mbir négocier waxtaan mais ñu gis ne daal dañ ñu xaw a soofan daal ñu ne kon foog ñu yuuxu ko ci kaw si lañ ko yuuxoo def communiqué pour que ñi war a décider dëgg nga xam ne administration Sénégal ni muy doxe autorités yi nit ñi mënuñu am si accès si ñoom ministre de la justice du koo xam ne da ngay dem tëb nga gis ko dañ naan la bindal audience boo bëggee gis kii dañ naan la nit ñi accessible ñu dañ leen di fal ñu nekk fi pour askan bi mais dañuy tëj seen bunta damm caabi ji loolu nag bu amee da ngay communiquer yoole dénoncer autorité bi dégg ko si lañ ñu woowee ñu ne ñu am na benn xale bu tudd Ibrahima Diankha moom ci milieu musique la nekk influenceur la ñu bëri xam nañ ko day organiser ay soirée ay bal ay show ci milieu musique la nekk waykat yu bëri xam nañ ko d'ailleurs am na musicien sax yoo xam ne woo nañu ma di jaaxle ci situation am na ay xaritam ay mbokkam yoo xam ne woo nañu ma biñ déggee xibaar bi ñu ne dafa tëdd ba guddi mu commencé di jooy yu metti mu ne man daal sama àdduna yàqu na ndax samay mbokk ñëwatuñ fi ka ma doon ngorol bàyyi na ma sama àdduna daal naxare na ki mu tëddal aussi yedd ko ba mu tëdd bi mu gisee ne ka mu bokkal nekk mi ngi nelaw si la dem jël njàmpe yi ñuy sangoo takkante njàmpe yi yeew ko ci but bi ne day xaru léegi nag bi affaire bi defee bruit ka mu tëddal mu nekk nit ku baax taalibe Serigne Touba ku baax benn détenu bu baax boo xam ne day jàngale foofu alxuraan di jàppale détenu yi ñu koy am di Moustapha Bari nga xam ne erreur dëgg moo ko fa indi ci affaire u xeexu koñ yooyu moo fëgg bunte bi ne garde yi ñëw leen ngeen dimbali ñu ñëw leen ngeen garde yi biñ ñëwee ñu sauver que mais kon heure bi doon nañu wax ne Ibrahima Diankha dee na loolu mu nekk message bu fort à l'endroit des autorités de ce pays mu mel ni prison Sénégal yi dafa dem ba nekk ay usines yoo xam ne sax mën nañ ne dafay defar ay bandi non du caagin lu yàgg mais anam yiñ ko téye ñaari at la fa def anam yiñ ko téye moo ñaaw bu ma la waxee la ko yóbbu kasu sax danga naan den moom dafa amoon benn ku mu doon ngorool benn tubaab léegi tubaab bi aussi da doon organiser soirée moom it muy organiser soirée léegi pour mu intimider que saboter soirée am pour nit ñi ñëw si soirée am daf ko bind benn message su mel ni kuy saboter soirée bi message boobu rek la tubaab bi dem porter ko plainte ñu jàpp ko nekk mbirum terrorisme koo xam ne waykat yi xam nañ ko loolu rek du leneen du lañ ko jàpp ak bomb du lañ ko jàpp ak message boobu mu message corom la ko message di saboter soirée bi si message bi da ko doon intimider di ko tiital pour que tubaab bi bàyyi soirée bi muy tëgg ñëw si bosam pour bosam am ay nit affaire u Boy Dakar rek ñu dem plainte rek ñu jàpp ko rek nekk terroriste nga moom loolu la accepté wul ba léegi moom dafa ma woo téléphone si service social prison bi mais mu ne ma man dama xamul ba léegi man lan lañ ma téyee fii mu ne lii dee sax moo par xam na ne ku ñu giiñ terrorisme rek say mbokk dañ la gasal kàmb gis nañ imam Alioune Badara Ndao yoon da ko mujjee acquitté te en ce qui concerne l'acquittement des détenus ak ce que l'on appelle le non-lieu bi nga xam ne le juge d'instruction moo koy joxe loolu y a une commission juridictionnelle boo xam ne dañu ko installé cour suprême ñu ne bépp nit bu ñu acquitté ñu setal la ne defoo dara condamnation amul koo xam ne cabinet ba juge ba daf la jox non-lieu total commission boobu daf la war a ndàmp koppar yu bëri parce que dañ la porter préjudice dañ la tooñ imam Alioune Badara Ndao kenn ndàmp ko man mii mbirum nit a sàccoon xaalisu papam ñëw ne ma boole maax nit pour mu tukki ma boole kaax nit ñu jàpp ko dóor ko mu tudd ma ñu yóbbu ma kaso yoon bàyyi ma bi ma amee juróom benn weer ñu fàtte ma kaso Rebeuss ba ma am fa 2 ans 18 jours loolu mooy li sabab association bi te kenn ndàmp ma keneen ak keneen kenn ndàmp ko te yoon dafay tooñ ay prisonniers par nit boo ko jàppee tey ko kaso fukki at juróomi at juróom benn at nga yeewu àtte ka ne defoo dara
normalement da nga ko war a ndàmp alal joo xam ne ba muy dee dootul soxleeti xaalis donc kon Ibrahima Diankha loolu mooy li nga xam ne moom moo ko metti ak benn Nigérien bu ñuy wax Griding Oko nga xam ne Sénégal la ñëwoon ñu topp ko mbiru terrorisme nee na ma bañ ma jàppee ba tey samay mbokk xamuñu fan laa nekk man mii maa ngi jéem a xool si samay relation Nigéria fa mu dëkk wax na ma ko maa ngi jéem a yónni ay nit ci ay lettre ci ay bataaxal pour ay mbokkam xam ne moom mi ngi kaso Sénégal juróomi at amul benn ay mbokkam amuñu benn xibaaram moom def na juróomi at kenn jugé wu ko kenn place mineur sax est-ce que mineur war nañ ko boole ak ay majeur del ko jàll ba dikk topp giñ lu mel noonu ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi dans cette même situation. est-ce que ASRED foofu nag dañ fay daal di tëjee sax kii bi interview bi est-ce que ASRED mi ngi liggéey ci biir population bi di wàññi xale yi di leen sensibiliser aussi pour ñuy moytu di def yoo xamante ne ni mën na leen a yóbbu fi nga xamante ne nii moo di kaso ba. waaw xam nga déjà envisagé woon nañ en 2015 defoon nañ benn tournée bu ndaw ci banlieue bi te même ñi ngi koy waajal sax ak ANSD Alliance nationale des communautés de lutte contre le sida ñuy liggéey bu am solo sur ni ñuy wax les vulnérables mooy borom ñaari tur yi xale yi les vulnérables ñi ngi bëgg a def li nga xam ne moom la ñuy wax une tournée nationale ci Sénégal gi yëpp tournée boobu but bi mooy lan xool nañu ne nit ñi seen ñàkk xam moo leen di yóbbu kaso seen ñàkk xam mooy waral rek ñu téye leen ci garde à vue anam yoo xam ne dañuy jalgati seen i axa seen ñàkk xam mooy waral ñu amel nit ñaari junni mu dem plainte leen rek inspecteur bu aussi ci ñàkk xamam mu yóbbu waa ji kaso ñu ne kon jot na ñuy def benn campagne boo xam ne dañ ciy ànd ak waa Amnesty Sénégal ut ci ay partenaires def benn campagne de sensibilisation boo xam ne dañuy sensibiliser les gens sur leurs droits et devoirs lan mooy seen i àq ak seen i wareef loolu nag liñ ci jublu mooy contribuer à la baisse de la criminalité parce que Sénégal dëgg criminalité bi am na doole nit ñi ngi leen di rey ñi ngi leen di boobu ñi ngi jël seen alal te nit ñi souvent dañuy juum dafa mel ni ñun dañu nekk position boo xam ne daal da ngay rey nit ñu tàccu da ngay violer ñu tàccu maanaam lu bon ci société kenn mënu ko daganal te am na ñoo xam ne si seeni jëf yu ñaaw mënuñu am ay privilèges ci ASRED même bu fekkee c'est des détenus bu fekkee yoon dafa am ci ñoom ay preuves ñun liñ leen di xeexal mooy bu ñu leen jàppee ba yóbbu la kaso pour nga tëdd sa kaso yow parce que da nga rey nit façon bu ñaaw da nga violer nit façon bu ñaaw boo duggee kaso ñu jox la lekk jox la naan boo waree faju ñu foofu la ñuy yem ak yow parce que am na jëf yoo xam ne moral nangu ko dara nangu ko mais loolu yëpp dafay duggaat ci la désintégration de la famille au niveau de la société parents yi amatuñu emprise ci seeni doom nit ñi découragé nañ chômage bi bëri na ci réew mi stigmatisation bëri na ci réew xas maanaam Sénégal violence bi gën a garaaw mooy baatu xas léeg-léeg ñu wax la baat boo xam ne yow da ngay bëgg a gas suuf si nga dugg si te loolu foog mu dañ ci société bi ñu seetlu aussi beneen injustice mooy les gens yi nga xam ne ñooy soi-disant incarner la république dafa am ñaari sàcc yu daje ci péage bi benn sàcc bi yëpp yore otom bu rafet yëpp jabaram ak ay doomam romb beneen sàcc ñu koy dóor yi metti mu nekk sama waa ji mu nekk ça va mu nekk ça va bien mu nekk yaa ngi foofu ñu lay dóor rek mu nekk waaw mu nekk ñëwal boo jiyee ma jox la gàllaaju sàcc benn sàcc bi sàcc ginaar ñu dóor ko ba muy waaj de nekk luy sàcc gàllaaj bi mu nekk bés boo duggee ci parti politique bi rek mooy am nga gàllaaj boo xam ne rëcc nga ci kaso rëcc nga ci gendarmerie kenn du lu yóbbu kaso te loolu c'est la triste réalité Sénégal cela veut dire que politique mooy mérite bi moom la nit ñi di réussir moom la nit ñi di amee teraanga te politiciens yi di sàcc alalu réew mi àdduna du yàgg ba ñu yóbbu leen kaso te loolu injustice la ci réew nga xool nit koo xam ne yaa ko dàq jàng gënul la dara ëpp la xam-xam muy dawal oto dawal 4x4 loo xam ne yow dalay leer ne du liggéey moom moo ko may loolu aussi souvent jeunes yi dañuy am sentiment de frustration yooyu ñu ne la ay projet de financement am na yoo xam ne yow mënoo ci am accès parce que plateforme yi mu nekk nii boo jàngul est-ce que mën nga dugg ci internet taper pour remplir ay conditions ak yooyu donc kon foofu vraiment y a de sérieux problèmes donc ASRED liggéey bu yaatu la def ASRED def na ay rapport jox ko Macky Sall sa def bind nañu ñetti lettre félicitation ci rapport yooyu nga xam ne dañ ko
wax que li ne ci prison yi defal ko ci ay recommandation yi am na yoo xam ne ñi ngi koy def ndànk-ndànk ASRED mi ngi def ay sorties médiatiques di sensibiliser nit ñi ci seen droit ak seen devoir mais loolu mooy suñu programme mais suñu projet bu rëy mooy la construction de maisons d'accueil de suivi et d'orientation boo xam ne détenus yi buñ génnatee kaso rek dañ koy tuddee këru détenu fa la ñuy ñëw ñu jàppale leen utal leen métier.